waa asalaamaaleykum mbokk jullit ci mbokk taalibe yi ñu àndaat ak yéen ci seen émission donc tey jii nag dañu leen di wan benn buffet boo xamante ne dañ koy def buffet wu hamburger donc li ngeen gis fii nii mu nekk loo xamante ni xàmmee ngeen ko mu nekk viande hachée ak ginaar bi nga xamante ni kenn ràññeew ko lu ci ëpp ci hamburger donc dinañ ñëw ci loolu après mais instant bi li ñuy soxla mooy viande hachée mu nekk nii ngeen gis ko ku nekk bi nga am rek variété bi nga am donc moom ngay utiliser ma am ginaar fii mais maa ngi jël dënn bi laay utiliser loolu dinañ ci ñëw après ma daal di soxla suñu oignon en poudre ail en poudre soxla sama sel bu fumé bi sel normal mélange d'épices ak poivre ak aussi voilà suñu mélange d'épices yi daal moom la ñu yore fii donc daal di ñëw pour wan leen incha allah voilà lii sel fumé bi la parce que tey jii duma ko lakk si biti laa ko bëggoon lakkee mais comme dafay neiger moo tax ma ne naa ko def si biir kër gi donc léegi sel fumé bi daf may jox goût fumé bi nga xam ni moom laa soxla donc daal di ñëw léegi nag lii lañuy jël rek daal di commencer jublu si mbir yi incha allah voilà gis nga sama loxo rek laay jël teg ci kaw pour nga xam ne damay mun a trancher du def benn affaire comme ça doo jéem a dagg sa bopp doo def dara gis nga ni ma koy tegee ci kawam noonu sama paume des mains bi noonu rek ngay def bu ko defee dagg bi dafay mujj après tolloo incha allah. voilà li ngeen gis fii mooy ñu ngi préparer suñu récipient bi pour ñëw commencer suñu mariner bi nag léegi. donc gis ngeen ñu def suñu sel daal di ñëw def aussi suñu poivre noir waaw li ngeen gis foofu mooy li ñuy def suñu mélange d'épices bi donc defaale suñu ail en poudre def oignon en poudre defaale aussi suñu herbe bi man maa ngi yore bu italien bi toujours ku mu neex nga yokk ci kaani man dinaa def tuuti kaani rek juste pour nga xamante ni parce que bu ñu waxee fried chicken ginaar bu ñu pane bi ak farine bi noonu loolu moo tax dafay xaw a saf tuuti kaani bu dul lool rek day lewet lool surtout que lii duñ ci def li nga xamante ni moom mooy ay nen ak yooyu voilà ñu mélanger lépp xam nga mariner ko yépp côté yépp fexe ba côté yépp laal ci kii bi ci suñu épices yeeg yooyu donc li nga xamante ni defoon naa ko ci ginaar gi aussi mooy buñ ko fàtte dama ko xoojoon ak ndox ak vinaigre ak sel donc ci laa ko xoojoon lu yàgg moo tax gisuleen ma def ci yenn ay citron ak yooyu parce que dafay garder day tax ginaar gi cafka gi dugg ci biir du lewet du def dara donc léegi dama koy diviser en deux fi mu nekk nii parce que lenn li moom laay def pané bi nga xamante ni dañ koy mixer ak farine bi nga xam ne dañ koy jaxaseeg maïzena noonu def ci suñu ay épices ak yooyu beneen bi dama koy lakk pour ñi nga xamante ni bëgguñu bu ñu pané donc loolu moo tax ñu wax ni tey jii dañuy def kiiwu hamburger buffet wu hamburger ku nekk daal da ngay jël li ñuy wax tànn sa bu la neex moom ngay def te ñu bañ a fàtte aussi ni ñu leellee ginaar gi noonu lay gaaw a ñoree tamit donc togg bi dafay gaaw lii prep bi rek moo ci xaw a jël tuuti temps mais soo paree loolu yépp rek maanaam après affaire yi day commencer donc da ngay commencer togg muy dem donc loo ko gën a mën a teel a mariner mu gën la dimbali. laa gis ngeen ko nii donc meew baa ngi noonu vinaigre baa ngi noonu di ñëw moom ngeen di gis noonu ñu koy def voilà. donc ku bëggul def ki nga xam ne bëggoo def étape bii nii da ngay dem wuti ji lait de beurre bi comme ni ma ko waxee sànq moom ngay dem wuti ji moom mooy buttercream dañ koy jaay noonu mais loolu des fois liñ la koy jaayee yow nga defaral sa bopp sax moo gën a gaaw fuuf parce que di nga yore meew di nga yore vinaigre ci biir kër gi du jar bu fekk du loo xamante ne façon meew boo xam ne ku nekk da koy yore tout le temps ci këram. voilà gis ngeen bi ñuy nar a saaf bi boobu la ñu def ci meew bi
beneen bi ñu teg ko nale à côté. Donc dañ koy bàyyi muy mariner nii le temps moom muy def lii nga xam ne dinañ mën a jublu ci yeneen affaire marinade bi nag yow soo defee nii mun nga ko bàyyi environ ay 1 heure de temps, mais comme man dama xoojoon déjà ci ay vinaigre ak yooyu bu ma amee 15 minutes sax c'est bon. Donc yow lu muy gën a toog rek muy gën a baax pour nit ki daal mun na ko def lu mu gën a yàgg, bu ko neexee mu def ko le matin xaar ba ay ngoon yooyu defar ko, mais lépp a ngi dépendre rek si naka nga mariner woon ginaar gi avant nga koy togg. Voilà, pendant que ginaar gi mu ngi mu ngi mariner fële, mun nañu profito daal di commencer defar suñu ground beef bi mu nekk burger normal bii moom duma si nekk sax di si attardé wu parce que tàmm ngeen ma gis toujours niñ koy defee. Ku nekk xoolal burger bi la neex rek nga def boobu, recette bi la neex nga def ko. Donc man damay def recette bu simple nii rek, mu nekk lan damay jël sama hamburger yi, donc fexe leen rek ba nga xamante ni dina am gras ci biir lu xaw a takku tuuti. Man tey bi ma yoree taxu ko bari noonu tellement, donc dañ ci yokk quelques kii rek, quelques ingrédients rek, bu ko defee mu mun a compenser gras bi nga xamante ni xaw na ko manqué tuuti. Donc léegi dañuy daal di commencer def suñu sel bu fumé bi, donc parce que moom laa bëgg mu am goût fumé bu baax. Donc sel fumé bi mun nañ ko def, ku amul sel fumé mun nga jël liquid smoke boobu ma defaroon tamit neex na ci torop macha allah. Donc mi ngi noonu dañ koy daal di def, dañ koy assaisonner daal ba mu saf nga xamante ni tamit dundiroo ak comme genre meatloaf tamit. Daal di def suñu ail en poudre, def tamit tuuti oignon en poudre. Voilà, ñu mixé yépp délicatement comme niñ koy waxee rek toujours. Gis nga pas sama kii bi laay jël, sama doigt yi laay jël, au lieu de ma koy nekk di ko nappaaje foofu, damay jël sama doigt yi ak sama knuckles yi tamit di ko utiliser, voilà, pour mélanger ko rek. Bu assaisonnement bi incorporé woo ci ndawal gi rek jeex na. Donc ñu daal di commencer def suñu ay kii, def ay boule yu ñooy xool daal hamburger yi nu muy doy par rapport ak mburu bi. Donc ñu daal di commencer façonner ko. Gis ngeen comme dañ ko lelli woon, bu leen fàtte day gaaw, et puis mu nekk dënnu ginaar aussi day gaaw a ñor loolu sax. Donc parce que dënnu ginaar moom dafa am astuce bi ci nekk mooy soit da nga koy mën wala nga raté ko, parce que boo ko raté rek jeex na, dafay wow, dootul am jus, dootul am dara, dafay wow, day naqari ba bëgg a dee. Alors que su fekkee da nga ko togg bu jaar yoon, maanaam togg bu gaaw te du ñor ba mu ëpp, loolu noonu dafay nekk lu juteux te neex ba bëgg a dee. Donc dafay tendre daal, maanaam tendre lay def. Voilà, ngeen gis fii comme li ma leen waxoon rek, hamburger yi commencé nañ ko ñoom aussi. Donc teg nañu ci aile bi nële suñu kii bi, diw bi ba commencé woon. Donc diw bu ñu recycler rek man laay jëlaat ni boo xam ni utiliser woon naa ko pour yeneen bagage. Donc moom même chose laay jël rek utiliser waat ko pour ginaar yi. Commencé woon nañ saaf déjà, donc ñu ngi nii di leen wanaat encore. Dañuy jël kii bi, farine bi, gis nga mu nekk nii, ñu daal di koy def ginaar gi diw def ko ci farine bi nga xam ne dañ ko jaxase ak maïzena, def ci suñu ay assaisonnement. Donc moom la ñuy jël daal di koy saaf na le. Bu leen fàtte sànni ci yenn affaire bu fekkee buggu leen kër gi xeeñ ay saaf ak affaire yooyu noonu. Voilà, ngeen gis fii ñu ngi ñëw nag commencer assembler. Donc lii nii dafa nekk pomme de terre boo xam ne dañ ko defaroon, donc moom la ñu jël nii rek daal di koy teg à côté. Bu ko defee nga xamante ni ci four bi laa ko doon lakkee, ngeen gis ko même bii nii frites yi tamit ci four bi laa ko doon lakkee. Donc moom laay jël rek daf tàng, subhanallah, teg nii. Yéenay xool rek
nu ngeen ko sentiree ak fu ngeen ko sentiree teg rek foofu ngeen koy tegee donc lii salade bi la bon xaaral ma teg frites yi ba pare ma ñëw xool ñoom fu ma leen di teg incha allah donc dama jël plateau nii rek bu ko defee suñ demee ku nekk fi nga toog yow yaay defaral sa bopp sa hamburger bu ko defee yow yaay def lu la neex ngay dugal ci biir. voilà li ngeen gis fii mu nekk sama kii comme li ma leen di wax rek dama defar sama champignon mu ngi nii donc dama ko sauté yii gis ngeen ko ni ma koy defee moo tax jéem moo ko wane sax mook soble bi laa jël sauté leen pour ñi nga xam ni bëgg nañ ci seen kii am champignon ak soble. nen bi tamit defar naa ko ba pare pour ñi nga xam ni neex na leen tamit bëgg nañ ko. donc soble baa ngi nii soble biñ dooreel bi voilà nii rek lañ koy def donc mu nekk nii voilà champignon soble léegi sur le plat bi mu ngi nii mi ngi nii donc dañ ko defaroon moom tamit daal di koy teg léegi dama koy dagg rek fi mu nekk nii ma teg ko nii voilà léegi voilà ma puusaat quelque nii pour mburu bi am fu muy tegu voilà dañuy teg nii rek ñaari mburu pour rek après nit ñi mën a choisir bu ñu paree ku nekk nga choisir lan nga bëgg a def ak yu mel ni ki noonu donc mu ngi nii leneen li nga xam ni xajul da nga koy def par exemple ci beneen récipient bu ko defee nga xam ni ku nekk dina ci mën a gis boppam gis nga plat bi ni mu mel nii amul ay duma lekk lii dinaa lekk lii parce que ku nekk rek sa wàllang ci di la xaar donc mu ngi nii ngeen gis ko mu rafet yanji ba bëgg a dee nga xamante ni yow daal da ngay jël rek teg gars yi di tànn li ñuy wax tànn sa bu la neex bu fekkee dañu bëgg a def sandwich ak ñi nga xamante ni par exemple xaaral sa bala may yegg foofu par exemple sama genre gi nga xam ne dañu bëgg lekk ci mburu bi man kii laitue yi laay jël donc def ko sous forme de hamburger wanoon naa leen ko wala des fois ma jël ko dagg ko def ko ay salade def ko ci bool wala ci plat bu ko defee ma daal di jël lépp li nga xam ne bëgg naa ko def ko ci biir bool boobu noonu mu nekkal ma benn boolu hamburger donc recette baa ngi nii j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex voilà. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indi leen tey di ko jox nag ñëpp ñi nga xam ne rek ñoom ñooy safoo chez Bilo mais tey jii moom recette bi moom dama koy daal di jël rek jox ko sama sister Nafi xam naa ne dina kontaan ak surtout bu ko boolee ak gis nga brioche kii danaa ko brioche yi sax pain pretzel yi dina neex lool macha allah di la ko jox di la ko may ak sister Adja Seck aussi fële ci Canada ñu ngi ko koy jox di ko jox aussi suñu yeneen sister yeeg frère yeeg yépp di leen wax ni bu leen fàtte di liker vidéo yi di ko partager mais aussi bu fekkee am na ki nga xam ne mu ngi seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun ko notifier di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu recette wala beneen xeetu buffet di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah